asalaamaaleykum bëgg a dikkaat woonaat leen ancestry bi améliorer un peu audio bi peut-être ancestry.fr. donc paramètres yi même chose la changé wul da ngeen di cliquer rek ouvrir une session nom d'utilisateur bi Kër Serigne Modou après Guèye bi ngeen bind ko intégralement là-bas ak mot de passe bi ma leen jox. léegi après nga cliquer ci connexion léegi boo egsee nga dem ci aller à l'arbre fi nga xam ne nii foofu nga mujjoon foofu la lay indiwaat donc boo bëggee dem ci maam Cheikh Modou Gueye Laba personne souche donc da ngay cliquer rek ci forme néeg bi léegi li nga xam ne nii dama leen ko fàtte woon a wax moom mooy bu bleu moom mooy góor rose bi mooy jigéen ñi léegi maam Cheikh Modou Gueye Laba bu ñu bëggoon a ajouter yaayam ak papaam fii lañ koy bind ci kaw nii ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci suuf léegi nag bu leen xoolee maam Cheikh Modou Gueye Laba ak soxna yi ñoo nekk nii ci même ligne bi ak soxna su nekk day am benn trait boo xam ne nii moo leen di relier léegi trait boobu nag boo ko toppee ni muy wàcce noonu boo ko toppee ñoom ñaar seeni doom ci foofu nga jëm léegi trait yi dafa xaw a serré moo tax mais sinon boo ko toppee effectivement daf lay yóbbu ba ci doom yi xam naa dinañ wutaat beneen affichage boo xam ne nii dina permettre ñu gën a gis loolu incha allah léegi doom yi donc moo nekk ci première ligne bi nii doomu maam Cheikh Modou Gueye Laba yi ñoo nekk ci première ligne bi nii maam Bintu Gueye ñi ci am photo donc te ñu dugal ko maam Baara am na photo yu bari yoo xam ne nii amagul nag donc il faut ñu jéem koo compléter itam jéem a liggéey ci loolu maam Boussa Gueye maam Fatou Gueye am na photo bi sànq mi ngi doon affiché wu moo ne voilà justement baax na mi ngi ni xam naa affichage bi xaw a kii mais mi am na photo quand même léegi boo fekkee ne da ngeen di gis nit benn flèche nekk ci suufam nii ça veut dire que boo cliquer ci flèche bi moom dina la afficher doom yi par exemple maam Boussa Ndiaye boo cliquer ci flèche bi nii dina waaw mu afficher la Talla Moursala Lo léegi itam beneen kii bi moom mooy xam nga fii nii par exemple boo defee nii boo defee Ndiaye Malaw nii am na boo ci nit koo xam ne nii gis nga ci lii rek ba photo kii mooy photo profil kii yu bleu yi icône yu bleu yi ak yu rose yi nii boo ci cliquer mu afficher la arbre généalogique am moom ça veut dire que ay doomam ak ñoom dañuy daal di affiché wu donc day affiché wu nii xam naa ne fii aussi photo yaa ngi ci quand même quelquefois affichage bi moo dul mooy xaw a doy waar rek mais photo yaa ngi ci voilà day xaw a yéex maanaam quoi ordinateur bi xaw a saturé léegi su fekkee ne da nga am koo xam ne nii da nga ko bëgg a yokk ci doom yi maanaam nga xool kan nga bëgg a yokk doomam supposons ñu jël nii Ndiaye Malaw léegi boo cliquer rek après nga cliquer fii léegi nag en fait da nga yokk benn mbokkam léegi nag mbokk bi yow yaay xool lan la maanaam ndax soxnaam la ndax papaam la ndax doom la ndax mag ak rakk la wala yu demee noonu xam nga comme yaayam a ngi fii donc moom daf lay système bi daf lay afficher rek pour nga mën a yokk papaam wala nga yokk magam bu góor wala bu jigéen magam bu góor wala rakkam bu góor fii magam bu góor wala bu jigéen fii soxnaam fii doomam léegi boo defee nii nga ne maanaam doom ngay yokk donc mu andil tur bi nom bi maanaam nga yokk par exemple nga def Fallou léegi nga def góor la
mi ngi dund nga bàyyi noonu nga mën naa def date de naissance bi boo ko amee lieu de naissance bi ak adresse mail bi ñu demee noonu après nga enregistré waaw léegi nag bu affiché waatee justement daf ko ci daal di yokk Fallou Gueye donc da ngay xool maintenant bu fekkee ne am nga photom mën nga ko cee yokk léegi par exemple supposons defe naa amoo photom mënoon naa ko récupérer quand même mais supposons Khadim Gueye doomu Ndiaye Demba la nga bëgg ko yokkal photo donc da ngay cliquer rek léegi boo cliquer ci kii bi ci moom nga cliquer ci profil léegi boo dikkee profil moom mën nga wax histoire am mën nga wax ay jaar-jaaram waaye pour l'instant li ñu intéressé fii mooy médiathèque maanaam yokkal ko ay photo ay lu demee noonu bon bii moom dama juumoon récupérer ko léegi nga def nii par exemple nga ne da nga koy yokkal photo léegi nga dem ci fi nga xam ne nii foofu nga préparé photo yi ba garder ko fa léegi mi ngi nii nga cliquer fii léegi boo cliquer nii mën nga nga def terminer bu dikkee nii léegi nag bu la neexee nga yokkaat yeneen photo mën nga yokkaat yeneen photo boo amee ay photo yu bari wala ay audio wala yu demee noonu mais après nga cliquer fii ci kaw nii ci photo profil bi léegi boo dikkee fii nag logiquement daf lay afficher photo mi yëpp yi nga xam ne nii moom nga ko associé léegi nag nga xool ban nga ciy def photo profil donc bu dee bii la comme moom rek a fi nekk nga cliquer ci léegi boo ci cliquer après mën nga ko redimensionner nii bu la neexee itam nga jël photo bi yëpp rek ci suuf nii fi mu def utiliser l'image complète nga cliquer ci léegi boo dikkee nga def nii cliquer ci terminer après mën nga dikkaat ci arbre bi afficher l'arbre donc léegi photo baa ngi nii léegi nag xam nga problème bi déjà moom mooy pour nga mën a afficher vraiment lu leer il faut nga jéem a xool naka nga koy defee mën ngaa changer affichage bi maanaam nii au lieu kon ngay defee nii nga cliquer fii mu def ko portrait léegi kon nii la koy defee xam nga nii bu ko affiché nii comme ñoo ngi woon ci ni Ndiaye Mala mu affiché ko nii léegi bu ko affiché nii daf koy affiché nii doomam daf koy affiché nii doomam léegi moom boo bëggoon a yokk papam fii nga koy cliquer léegi itam xam nga bu defee nii donc boo xoolee nii ci sa ndeyjoor di nga gis ne nii maam Bousso Gueye moo ko jur nii donc papaam moo fi nekkul après nga xool maam Bousso Gueye boo xoolee nii di nga gis ne sëñ Modou Gueye Labo moo ko jur ak soxna Astou Diop léegi sëriñ Modou Gueye Labo boo bëggoon a yokk papaam fii nga koy yokkee boo bëggee a yokk yaayam fii nga koy yokkee maam Astou Diop boo bëggee a yokk papaam fii nga koy yokkee et cetera d'accord léegi xam nga fii boo xoolee ci suuf nag dina la woon li mu affiché maanaam bu mujj bi nii léegi ñu delluwaat ci maam Cheikh Modou Gueye Labo léegi buñ ko affiché nii maam Cheikh Modou Gueye Labo da ngay gis fii nii soxna yi soxna première kii bi première colonne bi ngay gis nii donc mooy soxna yi ñi nga xam ne nii dañuy dugg ci biir moom mooy doomu soxna bi doom yi nga xam ne nii am na ko ak soxna si maanaam boo gisee boo xoolee nii soxna Penda Mbacke boo ci cliquer gis nga Serigne Cheikh Gueye ak Serigne Oumar Gueye day dugg nii ci biir waaye bu fekkoon ne da nga koo bëgg afficher moom rek soxna Penda Mbacke boo defee nii donc daf la koy afficher donc bu la ko afficher ba pare nag léegi doom yaa ngi nii léegi aussi boo ko xoolee nii Serigne Modou Gueye Labo bi day nekk ci beneen colonne bi maanaam ñaari doom yi gën a dugg nii ci biir bu la neexee atee nga dikkaat ci maam Cheikh Modou Gueye Labo bi boo demaatee ci beneen soxna maam Issa Kane nga cliquer donc maam Issa Kane rek la lay woon fii ak Serigne Modou Gueye Labo donc doom yaa ngi nii
ñoom itam dañuy décalé wu noonu ci biir boo ko bëggoon a yokkal papaam fii la boo ko bëggoon a yokkal yaayam et cetera léegi nag booy seet nit maanaam booy seet ñu affiché waat normalement rek donc ñaari la ñaari si kaw booy seet nit parce que léegi-léegi da nga am koo xam ne nii peut-être moo la ci intéressé léegi par exemple ngay xool ku tudd Moodu donc nga def Moodu léegi moom daf lay afficher Moodu yi nga xam ne nii ñoo nekk ñëpp ñoo nekk ci biir arbre bi léegi nag yow yaay xool Moodu yi kan nga ciy seet xëy na itam bu fekkee ne da ngaa bëgg lu gën a bu fekkoon ne Moodu xabaan ngay seet donc au lieu que nga chercher Moodu rek da ngay chercher Moodu xabaan nga xam ne nii yeneen Moodu yi donc daf koy masqué nga xam ne nii Moodu xabaan bi rek a ciy napp bu boobaa rek Moodu xabaan donc boo ci cliquer aussi mu affiché la ko le temps que mu ñëw donc ça permet yow bu fekkee ne dafa am ñu la ci intéressé ñoo xam ne nii ñoom ngay seet facilement nga retrouver leen xam nga loolu déjà mënuloo ko bind ci feuille parce que amul benn feuille boo xam ne nii dina rëy rëyaay boo xam ne nii di nga ci mën a def ñëpp donc système bu mel nii rek moo lay permettre nga def ñëpp ba pare nag facilement nga mën leen retrouver léegi aussi am na ñoo xam ne nii peut-être dinañu imprimer yenn kii yu mag yi donc léegi boo dikkee nii donc da ngay gis ne Serigne Modou Xabaan a ngi nii donc mooy nekk bu ñuul bi bu mu contrasté nii xam nga yeneen ni daf koy bind ñuul ci weex bii nag daf ko bind weex ci ñuul donc boo remonté nii di nga gis ne Serigne Modou Xabaan fii nii Serigne Bassirou Gueye mooy papam léegi nag ba nga remonté et cetera donc di nga ko mën a retrouver baax na jërëjëf kon xam naa ne ku ci am loo xam ne ni soxla na ko cee laaj ñoo ngi koy déglu tey ñaan nag ci sàkko ci mbokk yëpp itam ñi nga xam ne ni mën nañoo dugg complété maanaam ku nekk jël benn famille wala ñan di liggéey ci benn famille nga xam ne ni dañ fay def ñëpp nga xam ne nii honnêtement ku soxla kenn di nga ko mën a seet ci biir xool ni ngeen bokkee ak ñan ñooy waajuram ak ñu demee noonu baax na jërëjëf